mbokk yi jërë ngeen jëf ci seen kóolute ci seen télévision régionale du prestige xibaar yi nga xam ne ñooy am ay bés te semaine bu jot seen télévision régionale du prestige di leen ko toppal ngir fexe daal ba ñi nga xam ne jotuñu woon jotee ci xibaar yooyee ñu daal di ciy jot ci anam nu mu waree ba tax na nag xibaar yi nag ñu daal di ko dooree la nga xam ne nag moo yitteel réseaux sociaux yi gis nañ ne nag jamono yi ñu nekk daal dañ cay dugg di wax di yëkkati kàddu yu ñaaw di ko teg ci seen mbokku jullit ba tax na nag xalif général bu Thiénaba bi Baye Assane Seck moom de ci wàllu boppam daal dina def déclaration xamle ne daal nit ñi nañu fexe daal ba moytu ni ni mel ngir samp nag ngir sàmm li nga xam ne nag moom mooy dëggoo bu dox ci këru diine yi ki nga xam ne nag mooy Ngagne Demba Sarr moom moo wax kàddu xalif général bu Thiénaba ñu teewlu. réseaux sociaux yi ñu séq. réseaux sociaux yi ñu séq. te ku ne di wax di delloo sa moroom. te ku ne di ca wax di delloo sa moroom. nee na mi ngi dénk ñëpp. sëriñ bi ne mi ngi dénk ñëpp. te commencé ko ci njabootam. te commencé ko ci njabootam muy ñi aju ci Thiénaba. nañu moytu. nañu maytu. waxante ci réseaux sociaux yi. waxante ci réseaux sociaux yi. ndax day yàq diggante kër yi. ndax day yàq diggante këri diine yi. te diggante këru diine yi. te diggante këri diine yi. mag ñi ràbb nañ ko ba mu rafet. mag ñi ràbb nañ ko ba mu rafet. ba dara xajul ci diggante yi. ba dara lu ñaaw xajatul ci diggante yi. wax yooyu di judd nag ci kër yi. wax yi judd nag ci kër yi. ay tontante ku ne tontante sa morom. ay tontonte di am ku ne di tontu sa morom te di ko jaarale ci réseaux sociaux yi. Baye sëñ bi nee na yëpp nañ ko teg ci suuf. Baye Seexu Thiénaba Baye Serigne Assane nee na mbooleem ku koy def na nga ko teg ci suuf. te nee na jël na làmmiñu xalifa généraux yëpp. te nee na lii muy wax mi ngi koy wax ci mbooleem làmmiñu xalifa généraux yi ci réew mi. ndax su yàqoo ñoom ñëpp la yàqoo. ndax bu yàqute amee mbooleem ku yilif ak njaboot rek li yàqu mi ngi ci sa biir kër te yow lay waxaale. nee na waxkat yi nekk ci kër sëriñ si. sëriñ bi ne mbooleem waxkat yi nekk ci kër sëriñ si. te ne ci plateau yi ak réseau yi. te nekk ci plateau yi ak ci biir réseaux sociaux yi. li ñuy wax tam nañ koy seetlu ba bañ a agressé kenn. ñoom ñi nga xam ni ña nga foofa toog li ñuy wax nañ ko segg seet ko ba bañ a agressé génn kërug diin. ndax réew mi laajul yëkkati ay wax yoo xam ne day sosoloo ay xol. ndax réew mi laajatul di yëkkati ay kàddu yoo xam ne boo ko yëkkatee wax ko mu soosale xoli këru diine yi. réew mi laajul loolu. réew mi laajul loolu. diine yi laajul loolu. diine ji laajul loolu. xare yi laajul loolu. xare yi laajul loolu. mbokk gi laajul loolu. mbokk gi laajul loolu. nee na mi ngi koy aaye ñëpp. Serigne Thiénaba ne mi ngi koy aaye njabootam waaye di ko aaye mbooleem ku koy def ci réew. te mi ngi dénkaane tam. te it mi ngi dénkaane itam. nañ ko moytu. nañ ko maytu. mbokki nag des ba léegi ci wàllub kërub diine yi gis ngeen ne nag jamono yi ñu ngi waaj mawludu nabi ba tax na nag waa kër maam Alaaji bu Thiès ñoom de ñu ngi waaj bu baax a baax seen gàmmu ba tax na nag ki nga xam ne mooy chef de l'exécutif régional di gouverneur Mouhamadou Moustapha Ndaw amaloon rek benn CRD di comité régional de développement ngir daal fexe ba taxawu gàmmu kër maam El Hadj ci anam yu mu waree. ba tax na nag chef de service ya nga xam ne ñoo fa teewoon wax nañ ne daal dinañ def seen kéemtalaay kattan ba lépp loo xam ne rek ñay def gàmmu gaa yi teewoon nañ ko ñu taxaw ci ki nga xam ne nag moom mooy Abdourahmane Boy yor kàddu njabootu kër maam El Hadj ginnaaw bu ñu amalee CRD boobee ba noppi nag yëkkati kàddu rafetlu kàddu yi nga xam ne chef de service yi yëkkati nañ ko ñu teewlu ko ci micro Ahmadou Bambali ak Cheikh Fall. bu ñu xoolee réunion bi ni mu demee ni mu gaawee ni ko gouverneur doxale dinañu wone ni fi ñu toll xel yi war nañu mën dal chef de service bu ci nekk dalal na suñu xel won ñu ni li ñu bëgg yépp daanaka dinañ ko def te mun nañ ko gëm parce que fi ñu toll nii ku dem kër Maam Alaaji fekk fa équipe bu service yu bëri ñu nekk fa di liggéey donc duñ fi nekk di citer ban moo fa nekk ak kon moo fa ne mais li ñu xam ñun te gis ko mooy li ñu daan am li ñu am ren mu gën a dal suñu xel li ñu daan am ci année yi passé donc yaakaar la ñu mën a am dañuy ñaan yàlla yàlla mottali lépp ba ñu mën a dugg ci gàmmu gi ci jàmm sëriñ bi dafa am depuis le début habitude di ñu wax ni bàyyi leen xel ci feebar bi bàyyi leen xel ci feebar bi
ba nga xamante ni jël nañu disposition yëpp ak chef de service yi ak autorité yi ak ñi nga xamante ni ñoom lañ ko seqal yëpp ba nga xamante ni ñu ngi koy waaj ci waaj boo xamante ni kenn ku ci nekk war nga fa mën a ñëw ci dal delluwaat ci dal ci wér-gu-yaram te dara du la fa jël bu dee li ñu laaj pour feebar bi yëpp pour xeex feebar bi yëpp jël nañ disposition yi ba yàlla dalal na ci suñu xel ba liñ ci soxla yëpp dinañ ko am mooy mesure barrière yi ñu respecté ko ba pare assurer sécurité nit ñi sur le plan sanitaire loolu nag yàlla defal nañu ko mënuñu donc lu dul di gërëm chef de service yëpp ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci gàmmu gi di gërëm le gouverneur ak son staff ci taxawaay bi nga xamante ni taxaw nañ ko tey ñaan yàlla bu ñu demee ci ministre de l'intérieur pratiquement réunion bi day gën a gàtt parce que daanaka li ëpp solo ci li ñu waroon a lijjanti nañ ko. bokki nag àddu ci la nga xam ne moo yitteel askan bi tubaab di ko wax société la ñuy wax ñi ngay xam ne rek ñoom ñooy waay puune yi ñoom de dañuy faral di am ay jafe-jafe waaye nag seen naataango wala seen ay naataango nag wala ñi leen di jàppale ña nga xam ne ñoo jóge réewum Turquie fexe nañu daal ba jëmmal ab benn village ci dëkk bu ñuy wax Fandène ngir fexe daal ba gën a taxaw ñi nga xam ne dañuy amee feebar bi nga xam ne mooy feebaru puune bés yi weesu nag ñu nga doon dem foofee ca bërëb boobee ngir nemmeekuñu ko waaye nag ki nga xam ne mooy Mouhamadou Bamba Diop di président association nationale des albinos du Sénégal di ANAS moom ci wàllu boppam wax na ne daal ñoom di ay puune ñu ngi jànkonte ay jafe-jafe yu métti ca la jëm ci seen wàllub nekkin la yitteel wàllub kaaraange it moom sàkku nañu ñu sàmm leen lool ndax dañoo gis ne su élection di waaj a jot Afrique ba réewum Sénégal dañuy faral lool di daal di enlever puune yi loolee nag nekk na ab yuux boo xam ne samp na ko ñi nga xam ne jëmale ko ci ñi nga xam ne ñooy kilifa yi Mouhamadou Bamba Diop di président ANAS ci waxtaan bu mu sëkk ak Pape Thioune ak Hakim. gis nañ ne Afrique de l'Ouest particulièrement bu élection di waaj a am ñi nga xam ne dañuy dundee ak laago bi ñuy wax puune dañuy am problème ndax dañ leen di enlever di leen sacrifier. donc mu boole métit bi ñuy dund muy discrimination bi maanaam boddi bi nga xam ne dañ leen koo def muy aussi abus yi nga xam ne dañ koy def parce que am ñu leen di tëddee te vraiment après du am dara benn suivi du ko am ndax waajur yi néew nañ doole boo xam ne tey mënuñu tenter benn affaire en justice. tey dañu gis ne boo xoolee ci génération ñi nga xam ne ay puune lañu boo ko xaymaa 98% yi. jàngutuñu école demuñu école ñu ngi seen kër wala ñenn ñi demoon nañ école condition ya fa nekk mooy sa gis-gis leerul doo gis tableau bi sa papa amul moyen jëndal la ay fourniture amul moyen fayal la coopérative amul moyen di la jàppale ci sa njàng da ngay dem école ba finalement nga découragé nga toog loolu moo waral tey ki nga xam ne tey amul am njàng boppam xelam ubbeekuwul ministère de la formation professionnelle tegul benn yoon boo xam ne tey ñi nga xam ne ay laago la ñu war nañ mën a jël jàngal leen ay formation yoo xam ne tey état bi buy recruter dina leen mën a jël. parce que ñi ci am ay tâches dañuy romb nit sax mu tëfli. waaw dañ koy dund wala nga toog ci banc école beneen xale du nangoo toog ak yow doo gis tableau bi nga jóg maître bi ne la toogal sa place. nga ñëw ci maître bi ne ko mais kii dafa am problème du gis mu ne la xoolal mënuma yor 80 élèves war leen jàngal benn nit di ma tardé ci sama biir classe. dama lay wax ne benn ordonnance dermatologique pour benn albinos bu am presque mën naa ne début cancer boo ko doon xayma dana ëpp lu mat ay fanweeri junne ak lu tegal bu dee dafa war a faju ci cycle bi nga xam ne mooy cancer am lu mu tuuti dana dugg ci ay fukki million bu fukki million ak juróom. mbokk yi nag ngeen wéy di seytaan li nga xam ne mooy xibaar yi xam woon ci ay bés ci réewum Sénégal bés yi weesu nag ki nga xam ne mooy ministre bi yore wàllu télécommunication di Yankoba Diatara amaloon na nag ab lancement la ñuy wax octobre cyber 21 la waral nag ñu lancé loolee mooy fexe daal ba xeex ñaawteef yi
nga xam ne dañ koy def jaarale ko ci internet nee na nag nguur gi dina def kemtalaay kattanam ba fexe daal ba loolee dàkk ba faw ci Sénégal wala sax su mënulee dàkk rek mu wàññeeku lool ba ñu taxawu askan bi. Yankhoba Diattara nag ginnaaw bu mu amalee ndaje boobee nag yëkkati kàddoo wax gis-gisam ci ni mel ñu teewlu ko ci micro suñu ndaw yi nga xam ne ñoom la ñu yebaloon Dakaru di Ahmadou Bambali ak Adiba. waaw xam nga mois octobre dañu ci ko jàpp ci àdduna bi ak ci ñi nga xam ne ñoo yëngu ci mbiru numérique comme weer bi nga xam ne mooy weeru cybersécurité mooy ñu koy wax cyber octobre mooy ci weer bi nga xam ne dañ ko jàpp ci àdduna bi lépp luy activité de sensibilisation activité de cybersécurité mooy wax nit ñi nan lañ mën a fàggandiku pour ci mbiru internet ñu mën ci liggéey mën ci évoluer te risques yi du bëri donc mois d'octobre la ñuy jàpp pour di ci sensibiliser nit ñi davantage donc ren nag yàlla dogal ñu organiser activité bi ak suñu partenaires yi nga xam ni ñoo ñuy jàppale ñëpp muy waa UIT donc xam ngeen ko ak waa ONUDC ñoom ñëpp partenaires yi ñuy jàppale yëpp mais aussi tey dañu seetlu benn kuréel goo xam ne ay ndaw ñoo ko jiite ñu koy wax Cyber 221 mooy ay jeunes yoo xam ni ay sénégalais lañu ñu conscient ci li nga xam ne mooy risques yi nekk ci biir cyberespace bi ñoom ñu ni dañuy mobiliser wu ci côté gouvernement bi pour jàppale ñu ci sensibilisation te xam nañu ne ndaw ñi tey ñoom ñoo représenté 90% ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci internet bi kon ndaw ñooñu tey suñu amee conscience ci risques yi nga xam ni am na ci dérive ci réseaux sociaux yi mais également liñ ci wax ay affaire haine di ci menacer nit ñi di ci chantage ñu mobiliser wu ci côté gouvernement bi pour jàppale ñu donc sensibiliser seen moroomu ndaw ñi loolu dañ koy rafetlu kon jeunes yooyu dañ leen di féliciter encourager leen wax leen ni également gouvernement bi dina nekk seen wet pour jàppale leen ci activités yi ñu bëgg a def pour accompagner donc stratégie Sénégal de numérique bi ñu am mais également stratégie nationale de cybersécurité mooy SNC 2022 nga xam ni dañ ko war a évaluer xool également li nga xam ni moo ci gën a jàppandi ñu renforcer ko ak yi ñu ci war a joyanti donc léegi mu jot loolu lépp tey ñu àndandoo ko def benn équipe pour renforcer liggéey boobu tey loolu lañ doon lancé mais vraiment profiter féliciter ndaw ñi ci prise de conscience boobu mais également remercier suñu partenaire au développement yi nga xam ne ñu ngi suñu wet dañuy jàppale ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def pour que ñëpp ci biir Sénégal mën a utiliser internet ci jàmm. des ba léegi nag mbokk yi ci wàllub internet de nit ñu bëri dañ koy faral di ko jëfandu waaye nag daa mel ni ña ca ëpp daal bàyyiwuñ ko xel ba tax na nag ay nit de dañuy waaf ca la nga xam ne moom mooy réseaux sociaux yooyee di la jëfloo la nga xam ne nag méngewul ak yoon te soo jox konteek ñoom da ngay defe ne sax ab jigéen moom ngay waxal ndeketoo ab góor la ñooñee nag dañuy faral di fexe daal ba am sa vidéo daal di ko soppi ba suñ ko wonee rek ñu dar gémmeñ wax ni lii ana lu tax kii def ko ba tax na nag nit ñi daal waris nañu may mën a moytu li nga xam ne moom mooy internet ca la nga xam ne xamuñu nit mu leen di proposer yenn yi ba tax na nag ki nga xam ne nag mooy Kader Ba xam-xamam màcc ci wàllu cybersécurité moom de wax na ne nit ñi nañu fexe daal ba moytu joxe seen données personnelles ca la nga xam ne moom mooy internet bi ndax loolee mënees nañ leen jural jafe-jafe ëllëg ak ay chantage Kader Ba sëkk waxtaan ak Pape Thioune ak Hakim. cyber extorsion maanaam mooy nit ñi nga xamante ni par exemple ay defkatu ñaawteef lañ leen mën a wooye c'est des criminels du net yoo xamante ni dañuy def le tout pour te piéger de plusieurs façons mën nañ la piéger par exemple ci anam yu bëri soit ñu jaarale ko ci jigéen wala ñu jaarale ko ci une façon de collecter des informations illicites à caractère personnel wëlbatiku léegi daal di yónnee la données wan la ne la yow diw ñun on a tes données lii ak lii yónnee la ay preuves de tes données ne la boo nu joxul lii wala boo deful lii dinañ ko tas yàq sa àdduna tas ko ci àdduna bi yëpp léegi c'est à toi de voir soit tu nous envoies l'argent wala ñu publier ko bu ko defee yow tu es désemparé da ngay jaxasoo yaakaar sa àdduna yàqu na parce que liy waral kii yooyu yëpp ñu xam sensibilité boobu information yi am mooy suñu culture suñu aspect culturel dañoo dem ba xam ni côté culture dañu faible ci côté boobu dañ ko c'est quelque chose qui nous tient à cœur ba tax na ñu xam ni lii c'est le maillon faible ñu xam ni kon bu ñu laalee côté boobu rek li ngay préserver li ngay xalaat ak li nekk sa ginnaaw rek automatiquement da ngay nekk sous leur emprise de ce fait ils peuvent t'extorquer def lu leen neex di la jël mel ni ku yor benn texte bu ni manipuler nu mu leen neexee ba am lu ñu bëgg ci ñoom te amaana sax bu ñu ko amee sax du tax ñu arrêté parce que dañ naan jàpp nañ ci ko
te li ci gën a yéeme mooy ñu koy def ñëpp 99,5% des cas, c'est-à-dire des individus mal intentionnés qui utilisent ces tactiques-là, ils ne sont même pas natifs de notre pays. C'est ça qui est dommage. boo xoolee ñëpp ay ñag lañ ay béninois lañ wala ay ivoiriens lañ wala ci yeneen dëkk ñagi lañ nekk mais ce ne sont même pas des sénégalais waaw loolu daal laa ci mën a répondre ci wàllu cyber extorsion bi nga xamante ni moom nga ma posé quoi. bokki nag jóge commune bu Thiès dem fële ca commune bu Fandène dëkk yi di Fouta Gueule ak Mbayeen Peul ñoom de des nañu tàccu ndax mbégte la ko waral nag ci atum 1960 ba léegi dëkk yooyee ca lëndëm këris la ñu nekkoon ñeel wàllub électricité waaye nag meerub Fandène di docteur Augustin Tine def na kemtalaay kattanam ba dëkk yooyee nag ñu daal di leen taal lamp ya tàkk fa sama mbokk pël ya nag di jëfandikoo jamono yi glace ak ni ni mel Augustin Tine nag moo amaloon inauguration électrification dëkk yooyee di Mbayeen Peul ak Fouta Gueule moom de wax na ana lan moo waral mu def ni ni mel ñu teewlu meeru Fandène di Augustin Tine. lii antu tey mooy électrification du village des villages de Fouta Gueule et de Mbayeen Peul. waa Thiaw Thiaw Bethléem kenn fàttewu leen romb nañu leen ci yoon wi ils sont sous la moyenne tension certes un petit village fàttewuñu kër Babacar Mbaye fàttewuñu benn dëkk dañoo gëm ni ñooñu li ñu am Fandène Thiathi li ma am sama kër Ndakaaru ak Kaolack war nañu ko am fii ci Fandène loolu le président de la République def DG wax na ko sànq moo tax mu ni équité territoriale pour lépp lu mën a dem ci dëkk yi pour nit ñi am sokkaliko mu mën a dem dans les routes les pistes dans l'électricité l'eau aussi yooyu yëpp ñu ngi ciy liggéey parce que fàttaliku naa en 2009 bi ñuy def campagne bu ñu ñëwaat nit ñi ndoxu teen kenn mësul wax mbirum courant kenn ci commune Fandène waxuloon mbirum courant je pense que nous sommes sur la bonne rampe xam nañu fi ñu jëm xam nañu lii tax commune de Fandène jëm kanam te ñun ñëpp dinañ ci jàpp parce que ñi ma gis engagement bi ñu àndal gëm naa ni li ñu bëgg mën nañu ko am ci commune Fandène. askan bi nga xam ne moom moo dëkkee ci quartier Mbambara Alelo nekk ci commune bu Thiès Est ñoom de ay jafe-jafe la ñu am suñuy ñëw centre ville la waral jafe-jafe yooyee nag mooy yoon bi nga xam ne moo jógee seen kër seen koñ boobee wala seen quartier boobee ñëw ville yoon ba daal tumuranke na lool ay pax wala ay kamp ngay gis ay yeneen ak yeneen ba tax na nag ñoom de daal dinañu wax la nga xam ne moo leen métti la ñeel yoon boobee ne nag su tawee askan ba nag dañuy am jafe-jafe yu métti ngir ñëw centre ville wala nag amal seen njaay ci la nga xam ne moom mooy yoon boobu ñenn nag sëkk waxtaan ak ki nga xam ne mooy Pape Thioune ak Moussa Mbaye. te xool tali bi ni mu mel vraiment route principale route nationale yi pare ba mën fi def dara vraiment ñaaw na trop. dafa yàgg aussi. dafa yàgg mooy ça veut dire que mooy li ma la wax rek dafa mel ni que respecté wuñu waa koñ bi parce que quartier yëpp soo xoolee ak promobile bi waroon nañoo mën a profité defar fii xoolal tey même les lampadaires solaires gis nga fii gisoo fi benn bu tàkk vraiment fii waroon nañ ci mën a bénéficier wu mais dara amul lenn loo xamante ni tey jii quartier bi bénéficier wu na ci. dana waar gis nga ko nii rek gis ni mel nii suñu xaq ñu si bëgg a dee rek gis nga suuf see kàmb geeg lépp mu ngi si biir yàlla xam na ko fi ñu koy wax dëgg yàlla nag moom maire war nañoo dimbali maire bi war nañoo dimbali bu baax a baax. mais yéen a ngi fay ñu ngi fay juuti bu baax a baax chaque weer nga koy fay chaque weer dañuy fay juuti yàlla xam na ko oto yëpp a fay juuti. mais lii dafa yàq seen oto yëpp. bu baax oto boo gis gis wax benn bu day mutee baax yëpp a yàqu. waaw kanaa am si njaaxle jooy nañ ba sonn nag fépp foo xam ne xalaat na ne war nañ ko fa mën a jooyee jooytu nañ ko fa ba sonn mais amaguñ ci solution chaque jour nag dañuy dig bu dul jeex ndax wax dëgg yàlla nii sax tey ni ko fekk nii man mën nañ cee jaar ak tànk mais chaque jour dañuy xuus affaire boo xam ne daal gënaluñu te métti na suñu xol fépp foo yaakaar ne war nañ ko fa mën a jooyee jooytu nañ ko fa te amuñ ci buri benn solution. buntu vana yi nga xamante dañ leen a jëndoon importé ko teg ko ndox bi mu ñëwee dugg na ci ba yàq suñu buntu yi mu ngi nii nga perte ci xaalis bu bëri te mënoo ci dara chaque jour mairie bàyyi ñëw di la fayeeku patente di la fayeeku mbaar yi nii
xoolal xam nga fii oto bu ñu fee gaare carrément moom di jënd ci suñu place yaay nii nga importé bagage dox bi ñëw dugg ci biir yàq porte yi ñu perte ci xaalis bu bëri carrément métti na trop jooytu nañ ko fu ne nag wax nañ ci tout le temps mais wax dëgg yàlla ba léegi amuñu ci benn solution. gars yi duñ ko dindi c'est pas normal ñun ay citoyen lañ dañuy fay juuti chaque fin de mois kon tali bi lañ ko war a defar toj yëpp ak ndox mi. seen oto yi mi ngi yàqu rek. waaye lépp yàqu na fi mu toll nii bu nawet bi passé da ngay changé organe yëpp da nga koy changé. cardan yëpp da nga koy dindi. da bëgg gis nga yoon bi lépp yàqu na suñu oto yëpp ñun suñu yaram bi boo tëddee doo nelaw ndax ay pax ki kàmb. waaw ñun dañoo sonn neel maire Pape Diop nañu dimbali ngir yàlla defaral ñu télé bi ngir yàlla même bu ko mënul defar na dindi suuf si sax wax dëgg yàlla dégg nga. mbokki nag daal di jóge it commune bu Thiès dem fële nag ca Fass Boye nekk ci zone des Niayes ñi nga xam ne nag ñooy yëngatu ci waayub mbéyub carotte ñoom de ñoo fa amaloon ndaje ak ñenn ci ay kilifa ngir xool rek ana yan anam la ñuy taxawee ngir fexe daal ba la nga xam ne moom mooy mbéyub carotte mu daal di jëm kanam ca la nga xam ne moom mooy zone des Niayes waaye nag ca ndaje boobee wax nañu daal jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy jànkonteel la jëm nag ca wàllub njaay seen produit carotte yooyee waaye it suñu récolté ba noppi nag entrepôt yi nga xam ne dañ ko fay bëgg a di dugal la nga xam ne mooy carotte yooyee amuñu ko teftal ca nag la nga xam ne moom mooy concurrence déloyale ba nga xam ne yeneen produit dañuy jóge bitim réew ngir ñëw ci Sénégal loolee daal nekk na loo xam ne métti na leen lool ba tax na nag ki nga xam ne mooy Cheikh Awa Boye di président IPCA moom nag moo àddu feeñal seen jafe-jafe yooyee ñu teewlu ko ci micro Cheikh Fall. ñu am suñu fii la di Fass Boye pour waxtaane carotte ci réew mi jafe-jafeem ak li mu jànkoonteel campagne bi ñu génn ku ñu ko loo xam ne li ñu ci mën a jàpp mooy campagne boobu loo xam ne dafa am échec bi nag li ñu jàpp mooy xëy na commune bi ci la bokk mais nag it télécompage bi mu dajeeg importé bi ñu yàgg ci réew mi def li man ñetti weer importé bi mënul jeex loolu yokkal lu ko handicap loolu tax na baykat yi année bi ñu jàll nekk na année bu métti yi ñoom lool wàllu carotte waaw jafe-jafe boobu handicapé na leen lool mais bi ñu xaymaa leen ñu ngi waroon année yëpp ñu nga taaji 2500 tonnes maanaam li ñu bayoon 5000 tonnes yàqu na ci yoo xam ni gisuñu fu mu génn gisuñu fu ñu ko jaayee loo xam ne yàqu na partout li ñu mbay ñu ngi à peu près 25000 tonnes 26000 tonnes ma l'année passée war na parce que 31000 tonnes importation bi day ñëw fekk suñu carotte bi ñor ñu àndaay ñaari weer ñetti weer xam nga loolu handicap la dafa war a bala noo ñëw rek mu jeex nu ma dugg bu ñu jeexalee mu ñëw bañ loolu mais loolu tax wolof nee na ku wàlliyaan sa dëkk moo tëggul ñun dama ne mën nañu yor réew mi ci carotte loolu leer na bu ñu amee ay jàppale état jàpp ji ñu jàpp ji am ay chambre froide am li jigéen ñi wax ñu defal leen ko ñoo transformé dama ne carotte dootul ñëw Sénégal xale yi daañu bàyyi xuus ci géej gi loolu koy leer. mbokk yi nag ñu àddu ca la nga xam ne nag moom moo yitteel wàllub politique ci xibaar yi bés yi weesu nag ay jigéen bokk ca kuréel bu ñuy wax convergence des leaders femmes de Thiès ñu koy dakkantale clé ñoom jigéen yooyee de dañoo taxaw tembe wax ne dañoo bëgg daal ki nga xam ne mooy Maodo Malick Mbaye di président mouvement Gëm sa bopp nekk directeur général bu ANAMO ñu daal di ko tabb rek dénk ko li nga xam ne mooy meeru Thiès ville ñoom nag ñu ngi ko doon xamle ca ndaje ba nga xam ne dañ koo doon sekk ak taskatu xabaar yi ana lan moo tax ñu daal di taamu Maodo Malick Mbaye ngir daal di ko bëgg rek ñu dénk ko meeru Thiès ville ki nga xam ne nag mooy soxna Koumba Ndiaye moo ci dellu ñu teewlu ko ci micro Ahmadou Bambali ak Ramatoulaye Cissé. ndax ñun jigéen ñi fii dañu créer benn convergence muy clé convergence bi mooy
femmes convergence des leaders femmes de Thiès ñi ay jigéen ñoo xamante ne ñun xaaruñu dara ci politique ay jigéen ñoo xam ne kenn mësuñu gis ci benn langue politique mën naa ne ñu mànkoo bokk benn bëgg-bëgg bokk benn yéene bu yàgg boo xamante ne ku ci nekk yaa ngi woon a yàkkamti occasion pour nga fësal ko muy présenter Maodo Malick Mbaye en tant que maire de la ville de Thiès ñun nag ay jigéen lañu yoo xamante ne ku ci nekk yaa ngi seet sa liggéey. am na ci ay infirmières am na ci ay sages-femmes am na ci ay commerçantes am na ci ay jàngalekat am na ci ay femmes au foyer am na ci ay étudiantes am na ci ay ñoo xam ne ñu ngi chômer am na ci ay femmes de développement am na ci ay bàjjanu gox et j'en passe donc kon ku ci nekk ñoo ngi ci yaa ngi ci sa ruq di liggéey sa liggéey xaaroo dara ci politique comme ni ma ko waxee léegi mais ñu Maodo Malick Mbaye ku ci nekk amoon yéene jàppale ko ndax lan parce que Maodo Malick Mbaye dañu bokk ak moom nag Thiès mu nekk doomu Thiès nag bëgg Thiès lool ñu gis aussi action yi muy def ci biir dëkk bi mu am ñu ci bari ñoo xamante ne séq na ko ak ñoom personnellement fii ci salle bi bu ñu ko doon compter duñ fi jóge ku mu ko séqalul personnellement yaa ngi toog di gis mu koy def ci biir dëkk bi nga amoon yéene jàppale ko kon kii je pense que neex na jàppale te neex na teg ci mairie bi ndax mi ngi jouer rôle maire te nekkagul maire kon kii suñu xel day dal ci moom torop. des nag mbokk yi ba léegi ci wàllu politique la nga xam ne moo yitteel sampup maire yi ci local yi nga xam ne ñooy ñëw ci weeru janvier ci atum 2022 ni ko jigéenu clé yooyee defee ko daal di ko jëmal rek ci Maodo Malick Mbaye la ña nga xam ne nag moom mooy concertation mooy ñi nga xam ne nag ay cadre bokk nag ci CCPA ñoom nag jàppale woon njiitu réew mi Macky Sall ba mu falu parti politique yooyee ñoo def ab dànk rek wax ne ki nga xam ne moom mooy Talla Sylla di meeru Thiès bëgg nañ ko daal delloowaat mairie bu Thiès nee na nag la waral ni mel dañoo gis ne nag Talla daal dina def liggéey bu am solo ci boppub mairie ba tax na nag ay nit ñoo xam ne dañoo nekk bitim réew daal di ko jox sargal wone jëm ka liggéeyam bu am solo ci boppub mairie bu Thiès ki nga xam ne nag mooy Souleymane Ndiaye Brin dellusiwaat na nag ci ndaje boobee ak ana lan moo tax ñu bugg a delluwaat Talla Sylla lengeb mairie bu Thiès ville ñu teewlu Souleymane Ndiaye Brin ci micro Ndeye Awa Sarr. dégg ngeen bu yàggul ay responsable ci seen droit la aussi ñuy déclarer seen candidature ci mairie bi ak ci commune yi ñun ñu gis ni bi ñu toogee ba gis suñu bopp évaluer ñu ne ah mais ñun de suñu biir am na maire bu bokk ci cadre concertation bi maire boobu mooy Talla Sylla ce maire boobu moo fi nekkoon depuis 2014 maire de la ville de Thiès ñu ne nag ah nañ waxtaanee comme ñëpp ñu waxtaanee investiture nañ waxtaanee suñu candidat est-ce que dañ koy maintenir porter ko walla Talla moo ñëwal boppam fii démb ci biir cadre bi ni moom candidat la pour continuer travail am ci maire de Thiès mu wax ñu ko ñun ñii wax ko pare génn ni man dama leen bañ a gêner mu fi toogeen sax mën ngeen bañ rus walla ngeen am kersa ba bañ a wax li ngeen xalaat ci man walla li ma fi def kon man sama candidature mi ngi noonu génn naa xajal leen dem yoonam ñu ne ah kon moo fi nekkoon sa gis nañu ay liggéey yi mu def loo xam ne sax du ñun ñoo ko saytu ba wane ko ay ONG yu neutre ñoo ko jox diplôme ñu ne nu muy téye mairie bi ci saytu gestion xaalis bi ak di delloo njukkal di waxtaan ak ñi ko faloon diplôme boobu bu ñu ko doon joxe ci Sénégal moom premier moo war a jël premier fii lañ ko joxe Dakar ñu ne ah dëkk bi de nee na am na lu mu fi def lu ñu teg suñu bët kon nag jaadu na ñun bu ñu amee maire bu mel noonu mu ne suñu biir
ñun kat ñoo war a jëkk a jug pour ni kii kat nañ ko jàppale candidature am porter ko construire ko. Yankoba Diattara di ministre de télécommunication moom moomee moom mu ngi wéy rek di wone bokkam ci parti Rewmi bés yi weesu nag ñi nga xam ne nag ñooy fédération départementale bu parti Rewmi daal dinañ ko tabb rek ñu daal di ko dénk la nga xam ne moom mooy coordonnateur départemental bu parti Rewmi mu wuutu fa ki nga xam ne moom mooy Mamadou Dialane Faye député la woon bokk ci parti Rewmi wàcc liggéey. Yankoba Diattara nag tabb buñ ko tabb moom de kontaan na ci lool nee na daal fa nga xam ne la Dialane Faye yemaloon liggéey ba dina ko fa jëlee nag jëmale ko ca kanam ngir taxaw parti bi ci département bu Thiès ñu teewlu Yankoba Diattara ci micro Pape Thioune ak Moussa Mbaye. di nuyu di ziara suñu waajur yi mooy les anciens du parti nga xam ni lépp ñoom la ñoom la woon démb avant tey ñoom ñoo ñu meññ ñoom ñoo liggéey seen barke tey tistal ci ñun kon luñ ci am nañ ko sant mag ñi gërëm leen kon les anciens jërëjëf. jërëjëf aux responsables du département ndax lii tamit su amee tey ba mu rafet nii responsable département bi la kon may sant responsable yu 15 communes département de Thiès yëpp di leen wax jërëjëf. lii ngeen ma sas lii ngeen ma sas lii ngeen ma sas ñaax la rek pour que li nga xam ne ñu ko àndoon ak suñu mag suñu responsable Dialane Faye gën ko liggéey ñu gën ko ñoŋal gën ko mottali kon Dialane nan ko yàlla yërëm ak ñëpp ñi nga xam ni ñoo newoon ci wetu président di Sesek di ko jàppale am yéene ci moom am yéene ci département bi comme waa département bi yëpp war nañ leen sant gërëm. le monsieur le maire Lamine Diallo wax na ko Thiès mooy xoolu parti Rewmi xool nag comme mooy dundal soo amee xool da nga koy toppatoo kon war nañ toppatoo xool parti bi gën a toppatoo département de Thiès dañu war a liggéey ba les 15 communes du département de Thiès na ko président Idrissa Seck gagné woon en 2002 gagné ko en 2009 ñu liggéeyaat ba 15 communes yëpp dugal ci loxo département Rewmi à Thiès te loolu c'est possible war nañ ko xam ne liggéey ndax loolu moom yàlla may nañu ay responsables yoo xam ni ci département bi 15 communes yi ñëpp takku nañu taxaw nañ ku leen jàppale tuuti ñu dem ndax su dee ngor amatul luñ ciy wane su dee courage amatul luñ ciy wane su dee engagement amatul luñ ciy wane su dee fidélité ak loyauté ci président de Seck amatul luñ ciy wane kon ku leen jàppale ak ku leen jàppale. mbokk yi nag ñu daal di xuus ak xibaar yi nga xam ne ñoo amoon ay bés wala yi gënoon a fës ay bés rek yi teel biir réew mi di Sénégal soxna Fatou Kara Gueye moom de wax na ne la ca gën a fës moom mooy dàkk bi ñu dàkk gàmmu Tiwaawoon édition 2021 xalif bi nag daal di def déclaration xamle ne Tiwaawoon du amal gàmmu ren waaye nag na ko taalibe yi amalee ci seen kër niñ ko defee woon daaw mbokk yi loolu moo gën a fës ci li xewoon ay bés fii ci réewum Sénégal ñu ànd ci soxna Fatou Kara Gueye. ñu tàmbalee xibaari biir réew mi ak xalif général Tidiane Serigne Messi Mansour xamle na ni démb Tiwaawoon duñu gàmmu at mi ndigal loolu moo ngi bàyyeekoo gannaaw ba ñu amalee ndaje démb ca kër Serigne Maodo Sy Dabakh ca Almadi ndaje boobu teewoon na fa ñi yëngu ci wàllu wérgu yaram ay docteur ak ñi koy xelal ci wàllu wérgu yaram. Serigne Messi Mansour yëngal na xabaar boobu njabootu El Hadji Malick Sy yëpp li waral duñu gàmmu mooy mbas mi Covid-19. ñu toftalee ko ak waxtaan bu nguur bi sekk diggante syndicat jàngalekat yi doon na démb ci altine ji ki xamle loolu mooy Mariama Sarr jëriñ bu ñu dénk fonction publique la waral waxtaan boobu moo duñu amal année scolaire bu dul am benn grève bi ñu sukkandikoo ci instruction ñiitu réew mi joxe nañu dellusiwaat ci liggéey bi ñu amaloon ngir dialogue social bi mën a dooraat wax jooju ministre bi fësal na ko gannaaw ba mu sekkee waxtaan ak syndicat jàngalekat yi ci lekkat
dalee weeru octobre ba décembre jëwriñ bi sikk wàllu école bi war nañoo daje ku nekk ci sa wàll ak syndicat jàngalekat yi. ñu jeexalee xibaari bi réew mi ak ki fi nekkoon président de la cour d'appel bu Ndakaaru Demba Kandji wuute nag ñu dem si yàlla see Alioune Badara Cissé mi fi nekkoon médiateur de la République. démb la toog ca médiature ba moom juge Demba Kandji bakkee woon nañu ko nit bu baax te oyof fu mu dajee naataangoom juge yi dinañ leen fàttali xalaat bi mu am ci métier juge bi moom Demba Kandji moom moo àtte woon ki fi nekkoon njiitu meeru bu Ndakaaru Khalifa Sall. moom moo yoroon dossier Inno Alex ki fi nekk médiateur léegi moo xamaloon Hissène Habré lu ñu ko doon toppee lii la ñu indiloon seen xibaar biir réew mi. mbokk yi nag ñu daal di jog tënk dem fa nga xam ne moom mooy bitim réew seen télévision régionale di Prestige di wéy rek di topp la nga xam ne moo gënoon a fës ci ay bés ba tax na nag la gën a fës ca la nga xam ne moo yitteel réew ya nekk ca bitim réew ñu ànd ci soxna Ramatoulaye Cissé. ñu tombali xibaaru bitim réew yi ak sommet Afrique France Emmanuel Macron nag dafa bëgg daal di suuxalaat relation wam diggante ak le continent africain événement boobee nag li ko gën a jug mooy defaraat jeunesse su africain yi tey jii ci àjjuma ji nag yamook ci juróom-ñetti fan ci weeru octobre ibbi nañ foofee ca Montpellier benn sommet Afrique France mu nekk nag lu bees loo xamante ne nag dafay refonder waat relation entre Paris ak le continent africain guléet nag tey depuis 1973 ba léegi nga xamante ne si le sommet France Afrique commencé woon te léegi sax dañ ko duppee sommet Afrique France du kenn si chef d'état yi invité nañ ko foofee ci sommet bi nouveau format boobee nag Emmanuel Macron nee na dara waralu ko ludul dékkuwaat ndaw ñi gën leen jàppale pour ñu génn ci li nga xamante ne mooy ay formule ak ay réseau yoo xamante ne daal nit ñi dépassé nañ ko sommet boobee nag di fàttali ne mu ngi fekk ci France mu nekk ci ay crise yu metti lu ci mel ne ci diggante moom ak Mali ak Algérie. ca Nigéria ci lu tolloog 200 ci ay otage daal dinañ leen libéré par force de sécurité yi ci ñooñee nag ràññee nañ ci ay góor ay jigéen ak ay xale ñoom ñooñee nag ñoo ngi leen jàppee woon foofee nga xamante ne mooy l'état de Zamfara foofu daal lañ leen jàppee woon daal di leen nëbb jant bi. ca Haïti Martine Moïse nekkoon ki nga xamante ne mooy soxna yi président wu Jovenel Moïse moom mee nag juge d'instruction daal dina ko dékku ñu fàttali ne 3 mois ba tey réew mi Haïti amul président ba dañ ko assassiné woon looloo waral ñuy dékku soxnaam si nga xamante ne mooy wuyoo ci turu Martine Moïse moom mee nag juge d'instruction daf ko doon dékku pour mu témoigner ci faat bi ñu faat borom këram boobee ñi def ñaawteef boobee nag kenn ràññeegu leen ba léegi madame Moïse nag ñoo ngi ko dégg ko ci lu tolloog 3 waxtu auditionné ko ci bureau juge Gary Aurélien moom mee nag ci ay kàddoom nee na moo ngi encouragé képp koo xamante ne am na question bu mu war a répondre wala sax mu am ay information yoo xamante ne dinañ mën a leeral mbir moomee nee na daal mu ngi lay ñaan pour nga dem jàkkaarloo ak juge boobee moom daal nee na bëggul lenn xaarul lenn lu dul justice daal def liggéeyam mbokk yi li moo nekkoon seen xibaaru bitim réew. mbokk yi nag wàllub tàggat yaram ñu daal di nag jeexale xibaar yi la yitteel wàllub tàggat yaram rek réewum Sénégal sax la nga xam ne moo yitteel coupe du monde bi choc fas yéene am ci atum 2023 réewum teranga de mënees nañu samp ndënd rek bugg a organiser ndax ñoom am nañ ca droit te la ñu yor ak jaloor yi ñuy def wala jéego yi ñuy def ca la nga xam ne moo yitteel la nga xam ne mooy discipline bi choc wone na ko ba ñoom de suñu buggee mënees nañ samp ndënd wone daal di fësal ne bëgg nañu organiser li nga xam ne mooy coupe du monde bi choc ci atum 2023 mbokk yi loolu it moo gën a fës ca la nga xam ne moo yitteel wàllu tàggat yaram ci ay bés yi weesu Ndeye Coumba Fall. ñu tombali xibaar yi ñeel tàggat yaram ak coupe du monde beach soccer bu FIFA moom nag ñu ngi koy organiser ñaari at yu nekk waaye nag ñu ngi leen xamal ni dina dajale daal fukk ak juróom benn sélection ci àdduna bi yépp ci biir coupe du monde beach soccer boobule ñu ngi leen di xamal ni ñi dàq jouer ñoo ciy nekk
te may nañ leen ba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre bi ñu nekk ngir ñu mën a dugal seen kayit ngir mën cee bokk. fédération sénégalaise bu football nag bëgg naa organiser coupe du monde beach soccer ginnaaw ba ñu jugee ci coupe d'Afrique bu football ba nga xamante ni bu plage yi la te organiser woon nañ ko sa Saly Portudal. ñu toftaleeg exposition wu trophée wu CAN bi nga xamante ni ki jiite Total bu Sénégal moo daal dee jox rek ay digle kii di Augustin Senghor. trophée wu Coupe d'Afrique des Nations nag dinañ ko amal ñetti fan ci capitale bu Sénégal campagne bi la nag kii di njiitu Total bu Sénégal moo ko daal dee def. moom nag jox na ay digle kii di Augustin Senghor ndax nee na ka war na noo def lépp la nga xamante ni war na leen ngir mën a indi coupe bi rek fii ci biir Sénégal loolee nag ki ko xamle mooy Philippe Prudent di njiitum Total bu Sénégal moom nag xamal na ka kii di Augustin Senghor di président wu fédération sénégalaise bu football. ñu jeexaleeg Ligue des champions France daal dinay tàngal xolu Belgique ba daal dee rek dem sa final ba ñetti at ci kanam France ak Belgique danañ daal dee dajewaat ngir mën a xam rek kan mooy dem final. Diable rouge yi nag daal di nañuy gagné ñaari bal ci dara ca mi-temps ba waaye ñi nga xamante ni moom la ñuy wooyee tricolore ñoom nag daal di nañuy dëpp carte ba ginnaaw ba ñu amee but Benzema Mbappé ak Théo Hernandez waaye Lukaku nag dafa daal di perdre rek but ba nga xamante ni waroon na koo am sa hors-jeu ba lii moo nekkoon ndax keppee seen xibaar tàggat yaram. Ndeye Coumba Fall jërëjëf mbokk yi nag loolu nag moo nekkoon li nga xam ne mooy xibaar yi fas yéene di faral di am rek bés bu yàlla sàkk te seen télévision régionale di leen ko toppal semaine bu jot nag ñu def taxaw seetlu won askan bi la nga xam ne moo ca gënoon a fës te ñoom ñooñee daal di ko wuutee télévision régionale di Prestige di ci béy wàllu am solo ngir nag ngeen mu fexe daal télé bi fexe daal ba ngeen xam la nga xam ne moo gënoon a fës ci biir réewum Sénégal biir région bu Thiès ak aduna gi kontaan bu baax a baax ñi nga xam ne bés bu yàlla sàkk it dañuy seytaan ci bitim réew ci réseau bu ñuy wax IPTV am ñi tàmm suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu Prestige delluwaat kontaan lool ci safoo bi ngeen di safoo seen télévision régionale semaine bii di ñëw yeneen xibaar yitteel la nga xam ne ñoo gënoon fës ci ay bés mbokk yi jërë ngeen jëf